lu waay gàtt dégg-dégg xam ni Zo Beauty cosmétique daal mi ngi yëngal àddina kaay leen xool lii mu ñu indil ci ay gamme ngir gën a taaral jigéenu Sénégal rawati nag gentlemen yi fi ne. Venez découvrir la gamme VIP rose gamme bi dindi lépp luy réew ak cere tache noire ak lépp luy tache bu yàgg sa yaram non fu mu ko fekk effacé ko ba noppi bàyyi la tee rose boo xamante ni foo romb ñu ne la yaa ngi shine like diamond. Look at this bii mooy la gamme VIP marron savon et crème soo koy utiliser lépp luy picc heure ak bépp tache boo doon jàmbat non dootoo ko gisati ci sa yaram góor ak jigéen yépp ñoo koy jëfandikoo. J'adore tes rondeurs xale yi jigéen ñëpp bëgg nañ dégg ñu naan leen sa forme dafa rafet et oui ma la solution est en fait arrivée. La gamme VIP Jongama est à votre disposition kay yokk say hanche say sein ak say fes te doo si gis benn effet secondaire ma ne la un produit en base de karité lañ ko defaree 20 jours ñaar fukki fan dong laa la may bu la neexee génn commencé njaabu bande yow. Fini les lèvres noires le secret est avec Zo Beauty cosmétique ku fi sa tuñ ñuul désormais yaa ko teg sa bopp wutal VIP lèvres rose mu faj sa aajo yow. ñu ngi fii ci Ndakaaru waaye mën nañ la livrer partout au Sénégal woonu gaaw ci 77 127 68 86 ou le 77 067 96 03 Zo Beauty cosmétique mooy sunu choice yow. comme chers internautes mbégte ak contentement saa ñu waree jàkkaarloo ak yéen daal leen ak jàmm ci seen émission Ko ñu Mbax nag dafa daal di jóg seet si ndaanaan boo xamante ni bii kenn dootu ko présenté fi nga xam ne mooy milieu bi bu fekkee mu bëree mu neex moo tax te ñu sag jama gën si Cap Mbaaw seetaan si ndaanaan waaye nag balaa maa jàll ci ndaanaan bi damay daal di dem ci mbokk yi ak xarit ak am di jam yi laaj leen sama ndaanaan nan la mel lan mooy jikkoom yan comportement la am ki may dalal nag de tudd mu ngi tudd Pape Mbaye nekk ndaanaan boo xamante ne bi nag mbër la moo xam ne ñëpp a ko ràññee ci arène bi waaye nag dañ naan bu ne nit baax na ndax mbokk yaa ko wax moo tax te damay jóg talal sama micro mbokk yi laaj leen lan lañu xalaat ci ki nga xam ne mooy Pape Mbaye topp leen ma ñu dem. sëñ bi salaamaaleykum. maaleykum salaam soxna si. maa ngi lay nuyu. delloo ziar bu baax. tur bi naka la. man Samba laa tudd. Samba ñu fekk la fii nga xam ne mooy jàmm gën si Cap Mbaaw tey nag sama ko ñu mbax dafa daal di seet si ndaanaan boo xamante ne bii kenn dootu ko présenté muy Pape Mbaye Junior tey nag dañ naan nit bu ñu nee baax na ndax ay mbokk ma ko wax dañu faral di def suñu seet seen mbaax dañu taxaw ci koñ bi waxtaan ak ayam di jàmm yi ak mbokk yi ñu lay laaj lan nga xam ci Pape Mbaye. waaw Pape Mbaye vraiment suñu frère la et puis suñu doom la tamit nekk nit ku am personnalité ci boppam ku am Pastef ku bëgg koñam tamit te bëgg lu muy def kon vraiment kooku fu muy dem rek ñun ñoo ngi ci ginnaawam tamit xam nga. lan nga koy wax ci Pape Mbaye ci lu jëm ci comportement koñam ndax bokk na ci xale yi nga xamante ne bii fu ñu gën rek di semer le trouble di xeexoo jàppante bàyyil ndax loolu xam ngeen comportement. ah non ñun moom xam nga ne jàmm gën si kaw moom ku xam nga ci ambiance nga ko xam tamit vraiment nekk na koñ boo xam ne bëgg na ambiance mais problème moom non ñun moom bokkuñ ci lool. non nit ku am déggoo li ma la nit ku am dignité la ci boppam ku am passif bëgg li muy def. yaru na maandu na wàccee na boppam di kaf ak ñëpp bëggul kenn lu metti nit daal loolu daal laa xam ci moom baax na tamit yaru na lu mu yor yaa ko moom dëgg fa neex yàlla moom wàccee boppam. yéen ñi nga xam ne yéen a bokk génération maanaam yéen a tolloo yéen ay génnandoo ndax xam nga Pape Mbaye ci ay xeex jàppante ay jàppal bàyyi loolu. non xaw ma ko ci xeex xaw ma ko ci xula boo koy woo ci xeex sax moom jàmm la lay woo dëgg fa neex yàlla loolu rek laa xam ci moom. Pape Mbaye Junior ku bëgg lu muy def la ku bëgg làmb la aussi waaw moom am na lu mu gëm si làmb daal am na lu mu gëm waaw te làmb la gëm waaw te làmb si làmb lañ ko bëgg a jàppalee tamit comme loolu la gëm. moom ñemewul loolu moom du jukkoom waaw moom ku baax la fa dëgg yàlla ñemewul def lu ñaaw te du ko wax sax waaw ku dul wax lu ñaaw moom def lu ñaaw waaw moom ku baax la lu baax rek laa ko xamal ko waaw. Pape Mbaye mii de moom góor yàlla la bañkat la borom yoon la de ñun moom waa Diamaguène ku ñu dégg xam ne borom yoon la ñu topp duñ topp kenn ku dul borom yoon waaw amaana lu nu wan doy nañu doon ñun naas ñeme nañ ko barki sëñ Fallou góor yàlla la mbër la te ñun combat bu nu mënti jël ñun pare nan moom bu paree rek ñun pare nan moom lu mu antan ba mën ko yenoo ko boppam ñun pare nan ba di ko xool ak sunuy bët barki Serigne Touba. depuis mu nekkee si quartier bi ba léegi ndax mas nga ko gis ci affaire wu délinquant wala di xeex ak xuloo. non moom newul si yooyu sax dëgg la moom newul si yooyu doxul si yooyu mais mbër moom yàlla moo koy xaritee ku ne
ku ne ba si man ak sama kanam bu ñaaw bi barki Serigne Bamba dañ ko bëgg danoo wan lu nu doy rek ñu topp ko bu nu ko wanatul ñu bàyyi ko. moom xale bu baax la xale bu yaru la fonk na ay entraînement wax dëgg yàlla xamee wuñ ko lu dul yar ak teggin loolu la ñu xamee Pape Mbaye Junior. depuis mu nekkee ci quartier bi ba léegi mën na ni ci sa kanam la juddoo ndax xamoo ko ci affaire u délinquant wala xeex ak xuloo. loolu moom mosuma koo àtte mosuma dégg tamit ku mu joteel bu dee yàlla rek a tax may wax samay doom lay àndal te mosuma gis ku mu joteel wala ku mu wer moom xam naa ko. man ngeen koy séentu fii mu toll ci carrière am jëm ci wàllu làmb ji muy yëngatu. di ko ñaanal yàlla rek mu fonk entraînement yi ca kaw ca kanam yàlla defal ko ndam bu sedd guy lu kawe njortam daal ba mu dab ñoom Balla Gaye ak ñëpp lañ koy ñaanal. moom fu mu séntu boppam rek ñun dinañ ko fa séntu fu ko raw waaw bu bëggee doon roi des arènes tamit ñu gunge ko ba roi des arènes bi waaw te champion la tamit xale la. moom fu mu teg bëtam rek waaw te incha allah dina fa yegg moom ndax am na gëm-gëm bi am na bëgg-bëgg bi xam nga waaw am na jom bi tamit am na fulla bi am na fayda bi tamit waaw ñoo ngi koy séntu si kaw fu tanoo di toll mu toll fa tey jii xam nga waaw loolu la ñu koy ñaanal daal. muy yëngulee suñ gisutoon si moom réussir duñ ko topp waaw danoo gis si moom réussir bu rëy ñoo am si moom yaakaar da yàlla bu yàlla tas yaakaar boobu ñu koy séntu si moom da xoola su dee yàlla lu muy maye nanguwu ko non dañu koy indil ñu feetoo ko barki Serigne Touba. comme ni leen ko waxee woon rek ci njëlbeen gi nee naa leen woon ñu ngi fii nga xam ne mooy Diamaguène Sicap Mbao seet si ndaanaan boo xamante ne bii kenn dootu ko présenté ci làmb ji muy Pape Mbaye Junior gis nañu ci kër yi dégg nañ dëkkandoo yi li ñu seede ci moom xanaa du ma def la dul entamé ak sama émission dem ci mbër mi nuyu ko dawal ko sama émission ñu waxtaanee tey li nga xam ne mooy ko ñu mbër. salaamaaleykum. nuyu naa. yaa ngi am tawfeex. waaw chers internautes Sénégal Média TV comme ni ñu leen ko waxee woon rek tey ñu ngi fii nga xam ne mooy Diamaguène Sicap Mbao seet suñu ndaanaan bi nga xamante ne bii kenn dootu ko présenté fii ci làmb ji dig nañ ci kañ bi waxtaan nañu ak ñi nga xamante ni ñooy am di jàmm yi Pape Mbaye tey ko ñu mbër yow la seet si ñu ngi lay ziar. wooy aouzu billahi mina shaytaan rajim rabbi sadri wasri amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli ginnaaw bu ñu sant yàlla julli ci Yonent bi sant suñu ñaari waajur ñu ngi nuyu Sénégal di nuyu àdduna di nuyu partout du monde di nuyu Diamaguène bi may yeewoo Sicap Mbao Fora di nuyu waa Thiaroye Géej di nuyu ñëpp di nuyu waa Parcelles tamit di nuyu sama turando di nuyu maire Wali Ndiaye di nuyu Ndiaw di nuyu ñëpp di nuyu maire Diop Issa Ndiaye di nuyu ñëpp di nuyu tamit Ndeye Faye maa ngi koy nuyu bu baax di nuyu Tafa Cissé di nuyu waa Diamaguène yëpp àdduna ak Awa Faye ak Mama Dieye tamit waaw. gis ngeen ko nuyoo mbër la ñoom moom dañuy nuyoo muy loolu ñu seet ci ki nga xamante ni mooy Pape Mbaye dama bëgg tey ñu daal di xuus ci li nga xam ne mooy waxtaan bi tey dañu laa seet si nga nekk koo xamante ni bii ndaw nga lu yëngu ci làmb ji nit ñu ràññee nañ la macha allah soo la bëree mu neex boo feccee mu daal di neex ñu lay wax Pape Mbaye yow lan kañ nga dugg ci làmb ak lan moo la dugal ci làmb. waaw loolu dama ji sawar bu baax a baax barki Seydina Mohamed parce que tamit nag xam nga ndeysaan nit mën nga gis nit rek muy dem doo xam kii kan la mais su ma la waxee dëgg rek man dama yor sidditu mbër parce que sama papa ak sama maam yëpp dañ doon bëre barki Seydina Mohamed sama papa ak sama maam yëpp ay mbër lañ. li nga xam ne mooy bër da nga ko daal di doon. non boo ko doon man même boo ma fekkoon may nelaw nii sax mbër laa barki Seydina Mohamed barki Alxuraani Karim. yow kañ nga dugg ci li nga xam ne mooy làmb ji. làmb 2019 laa dugg ci làmb 2019 war na laa commencé concentré wu carrément xam suma góorgóorlu du leneen. ba nga ci duggee léegi ñaata combat nga am ci wàllu lutte frappe. lutte frappe instant yii nii benn combat laa amagul muy le 26. waaw le 26 mais avant man instant yii mbër du bëreegul mais du tere maanaam tur yàlla moo koy séddee nit. waaw yàlla daf la may tur. waaw am na ñoo xam ne bëreegul rëg-rëg avant muy bëre arène siiw na bu yàgg. li lay siiwloo yow yaa koy defal sa bopp muy nga am jom am fulla am fayda am fit am ci li ngay def maam li ngay def nga gëm ko te man li may def dama koo gëm. barki Seydina Mohamed li may def dama koo gëm te gëmantuuma ko parce que nag gis nga Xarisa xam nga lu ma dugal ci làmb dafa am lu ma dugal ci làmb maanaam bëgg a faj gàcce moo ma dugal ci làmb mais pas ay fo. foofu nga dégg laay dëkk ak yow bëgg a faj gàcce googu Pape Mbaye lan moo la naqar yi ak gan gàcce moo waral nga naan dama bëgg a faj gàcce ci kaddu googu. sama yaay bu seetaane lii xam na li may wax bu baax a baax mi ngi ngaay mexe dama ko fàttee nuyu maa ngi nuyuwaale sama yaay di nuyu waa Kajoor bu wér ñoom xam nañu bu wér. dama doon toog di gis loo xam ni carrément barki Seydina Muhammad ma xool xam ni man ponkal laa war naa mën a faj ma jóg dugg ci làmb
dara dugaluma ci heure su ma tëddee wéet damay yeewu 4 heures du matin di laa samay daal di jooy rien que ngir dimbali sama yaay ngir dimbali sama famille te man barki Seydina man bu doon sama yaay ak sama papa ma dugal ci làmb bàyyi naa man su ma tekkee ci làmb àdduna bi yëpp laa tekkil barki Seydina Mohamed. lan moo waral coo lii ko faj gàcce bi moo faj gàcce boobu laa bëgg ndax da nga amoon maam bu doon daan rek da daan di daan ci làmb ji wala nu mu fa demee noonu. sama maam pour te dire damm na juróom-ñaari góor yàlla barki arxuraanil karim juróom-ñaari góor yàlla la sama maam ni tépp damm. sa baay. sama papa. bëri na ba bàyyi làmb musul ñaaw musul dégg muñal alaaji góor gi yoro Njaay yàlla na ko yàlla xaare àjjana ci barki Seydina Mohamed. gudd fan ba fekk suma njëriñ. amiin Pape Mbaye dégg nga li moom ne la maamam damm na. juróom-ñaari góor yàlla kon sama maam bëri woon na kattan. sama maam 200 kilos la doon pesé. musul foo. sàmm la woon da doon sàmm ba wàcc naan tax biir ndox la doon sangoo barki Seydina Mohamed. Pape Mbaye nga am li nga xamante ni mooy combat mu nar a nekk le 26 bii ñu dëgmal mu nar a nekk sa premier combat yow kan nga war a dajeel ak mbër mi nga dajeel ndax yaa ngi koy mesurer parce que parfois yéen bu ngeen tolloo seen dugg door da ngeen di yomb a naagu ba mu ëpp ba tax su ngeen dajeek seen premier adversaire mu yomb leen a naax. loolu dama ci sawar parce que mbër bi may bëreel sax kooku sawaruma sax ci waxam xamal tax barki Dembo Ndiaye laa dem CNG mu daw barki Serigne Salim Mbacke moom bu seetaanee lee xam ne Dame Ndiaye lañ koy wax. man ak moom tase nañ CNG moom mu arrière daw parce que du ma la nëbbu nag man barki alxuraanul karim lamb fa ma ko teg samay morom xaaj bi teguñu fa lamb damay yeewu 4 heures du matin di entraîner di lekk comme mbaam man lamb daf ma jaral barki Serigne Touba Mbacke te ci kanam ngay xam lamb daf ma jaral nañu fi yàlla bàyyi rek. ci nga man la laa mënul nangu Pape Mbaye nga dajeeg sa moroomu góor ñu boole leen lamb ngeen war a bëree nga naan dafa dajeeg yow daal di daw loolu est-ce que waxoo ko ngir xuuxal ngir bëggeel téléspectateur yi la seetaan wala. man xam lan moo ma nar a dal ñëw rek bañ a bëreeg samay morom bëreeg ponkal yi bari na ponkal yooyu gis fi. fi mu toll sa bët ci ponkal yi nga ko teg. sama bët ci ponkal laa ko teg. Pape Mbaye li ngay wax rëy na def ponkal yi neexu ñoo sóoru de. yow nga yaakaar ponkal yi ñoo man yow. kon yow maanaam yow comme ponkal yi toll nga ak ñëw doole. dama leen ëpp doole tolloo. yaa leen man. dama leen ëpp. yaa ngay démarrer sama gars yi nee na moom man ponkal yi. ponkal yi maa leen mën. bu la neexee nga lim barki Seydi am na ci ñoom maa leen mën téeméeri junni yoon dama leen gën a gëm làmbu. oui ma ñu jox la bu Siteu. non bu Siteu du ma am moom. da nga kaa xeeb. bu Siteu dama ko xeeb. laajal sama nee na dafa xeeb bu Siteu bu Siteu yaa ngi ñu dégg nee na dafa la xeeb. xoolal yow gars yi ñooy siise laajal gars yi ñu wax la man bu Siteu du ma ak ñoom barki alxuraanul karim. yow fi mu toll nii mbër yi ki nga xam ñoo xam ne ñoo nekk ci lii bi moment yi di toj comme ay caatu yi rax xam naa ne moom day diis ci yow nañ ko bàyyi rek mu ndax caatu yi rax xam naa ne wax na wax bi nañ ma jox sax Alboury la Muhammad mu ngi may seedaan Alboury laa soxla barki yaa rasulillahi. Pape Mbaye nee na Pape Mbaye Junior nee na Alboury la fii mooy jembere këlëm tous dara du xew rocc rek waaye toj sa waay kii Serigne Salim Ba su ma jëree dama koy waay bàyyi ma waay. bu la déedéet dama bëgg nga egli man xoolal man damaa xajul ci yooyu Pape Mbaye bu la jëlee Pape Mbaye boo jëlee ki nga xam ne mooy Alboury dama bëgg nga wax lan nga koy def Alboury ngi lay seetaan mu ngi lay dégg ñi ànd ak Alboury ngi lay seetaan ñu ngi lay dégg waxal boo jëlee Alboury lan nga koy def mu leer. pour te dire dama koy noflaay. Alboury nee na mbër mu mos a dajeel Alboury nee na mbër mu mos a ku maamam ku commencé na tooñ ba mu mat fukk mu boole leen duma te mbër mu ko mos a tooñ dina la ñuus loo xam ci loolu. neel Alboury sama maam damm na juróom-ñaari góor yàlla. ay maamam fukki nit la doon boole dóor. moo koy wicceel moom. dégg nga maamam fukki nit la doon boole dóor. fukki nit. la doon dajale dóor ki doon damm juróom-ñaari góor yàlla moo man fukki nit. sama maam par benn la doon damm sama maam par benn la doon damate waaye moom maamam fukk lay boole dóor. wuy ma Alboury man maa ngi koy may bës sax te bëgguma xam nga non maa ngi koy may bës parce que mu ñëwee fii ñëw sama koñ xam ne dama laajte Alboury affaire yooyu noonu nañ bàyyi Alboury sax mooy. waaw parce que yaa laaj Alboury yaa ne Alboury nga bëgg a bëree nañ la jox Alboury nga dóor ko. non pour te dire Alboury laa bëgg a bëreel léegi moom bu seetaanee li bu soxlaa na ñëw ñu bëre bu ko soxla nañ ma xoolal Zarko mi bëre mbay gi bërki démb mooy man ak moom. déedéet. Seydina Mohamed Zarko man ak moom combat la. sama mbër bi tey dafa wóolu dooleem kii yaramam dafa tànk te dafa soxla combat donc sama gars yi kii sóoru na leen de kii nem dañ ko takk dañ ko ngemb ba mu taxaw fu seene dik ci lamb yi jàkkaarloog poids lourd yi kii nee na Zarko bay na léegi si kii nga xamante ne mooy kii Zarko lay laaj yow Zarko booy Zarko du li fawukaayu xale de. Zarko wóor na rasulullah boo demee ne ko Pape Mbaye Junior moo la bëggee Zarko ñemewu ma Zarko bu seet nga teg ko fan. non Zarko dama ko ëpp doole Zarko mag la
man xale bu ndaw laa je suis né en 97 le 10 mois 97 xale bu ndaw laa. Pape Mbaye Junior damay bañ xam nga sama da doon dam juróom-ñaari góor dam na ko mais damay ragal ñu boole ak sax ko nga dem mu dam la. en tout cas daal sama maam yàlla ko yàlla xaaraajana xaftaan bu mu doon sol jël na ko lem ko ba mu jekk avant muy génn àdduna joxal leen ma ko sama sët bi Pape Mbaye Junior bu ma ko solee bu ma tuusee ban sotti ma seew dinaa damm juróom-ñaari góor yàlla barki Seydina Mohamed dinaa damm juróom-ñaari góor yàlla. wuyu ma dama la kii nga xamante ne moo Caatu Yaraax dafa jóge ci victoire temps yi mu nekk mbër moo xamante ne bii dafa taxaw fi mu toll ndax yow fi mu toll bu ñu la waxoon ne la Pape Mbaye ñu jox la avance su Caatu Yaraax di nga ko jël ba ñu toll. yow dama la avance bi yow instant nii mën nga dem jëli ji ko pour guddi nga indil ma ko. man bu ma lay utal avance man su ma ko utal avance mbër yu dëgër këcc yu weex yoo xamante ne yu ñu mayee dara laa lay utal ndax ñi mi nga loolu. ba ma juddoo ba léegi wutuma la nooy bu paasee lal bi may tëdd barki Serigne Saliou Mbacké taxawal pour te dire ci bassan laay tëdd des fois ci kaw karo yi laay tëdd kon man wutuma la nooy koo ma jox lu mu dëgër mu fekk fi lu ko gën a wow téeméeri junni yoon c'est moi le ferraille de l'arène man ngay waxal de nga ne yow yaay lan dëgguma li nga wax yow yaay lanu arène. c'est moi le ferraille de l'arène gën a dëgër gën a wow barki Serigne Bamba. kon daal ñu nekk ci arène bi yaa leen man doo seen moom. tout maa leen mën. man ko wax du samay wax moom moo ko wax. gaay maa seen père buñ bëggee ak buñ nangoo lépp maa seen papa. man fi nga teg man li ma jaaxal mooy Pape Mbaye yow fi nga teg yow premier combat ngay doog a am te bëreegoo ko sax mu ngi ko war a bëri le 26 te nee nga sa adversaire laa ragal yow yaa ko wax du samay wax man li ma bëgg a xam mooy yow fan nga teg ne poids lourd yi daal yow nga jël sa bët visé ko ci poids lourd yi nga bëgg a jàkkaarloo ñoom nga bëgg a bëreel ñoom nga bëgg a daan pourtant Pape Mbaye da ngay doog a wax ci lam poids lourd yi neexuñoo lii damay bañ nga jël ci ndiglu raq. pour te dire fii mooy jembere lu fi dugg du génn fii koñ bii nii gars yi naan nañ ko bu baax a baax yalmin bu mag bi fii lay génne si te tam na lu ñu def ci ñun barki Serigne Saliou Mbacké ku ci jël avance bi doo génn fii doo génn Pape Mbaye ngay waxal ay ñoom Zé Baye Fall ñoom Billy Boy ñi ngi dem entraînement maa leen nuyuwaale bu baax a baax bu leen fekkoon ñoom xam nañ samay adversaire bu baax ay ñoom caatu Jolof gars yi noonu tamit xam nga mais dama la bëgg a xamal ne barki Seydina Mohamed gars yi maa leen gën a pare. dégg nga lu bokk ci gétt gi naan ci meew mi dégg ngeen li mu wax léegi nee na ay ñi mu bokkal écrit dañoo daal di xaw a génn tuuti na kon ñu daal di dikk ci lii bi yow Pape Mbaye Junior écrit bi nga bokk laa bëgg nga wax ñu ban écrit nga bokk parce que mbër buy jóg day am écrit am staff lan nga ñu wax ci sa écrit ak sa staff. waaw di nuyu sama waa écrit bu baax di nuyu sama staff. xam nga yéen mbër lii seen problème bu leen nit ne écrit rek ngeen commencé nuyoo jëmale bu kenn xamut Pape Mbaye nuyoo nga sànq ba pare nuyoowaat bi mooy biy tëj dama bëgg nga wax ma li nga xam ne mooy sa écrit ak ñan ñooy sa écrit ban écrit nga bokk ak ñan ñooy sa staff surtout ki nga xamante ni mooy sa entraîneur. waaw sama entraîneur maa ngi koy nuyu bu baax Père Elage maa ngi koy nuyu bu wér di nuyu Père Ibra xam nga di nuyu tamit staff boo waa man ñàkkuma staff parce que man wóor na Serigne Salim Mbacké sama staff ñoo am heure bi ngay tëdd depuis bi ma ne ma 10 heures au lit ba léegi 10 heures au lit la. 10 heures au lit 10 heures au lit no film no femme no caay no waay. voilà côté femme. no bimbam. nga amal lan. non sama caméraman dama bëgg nga dellu si waatal ma sama caméraman dellu si waatal ma ci li nga waxoon léegi nga ne sa promoteur sa staff lu ñu la wax. 10 heures au lit Pambaay 5 heures matin à la mer. costaud levé tôt. teel a tëdd teel a yeew wuti xëy mu mool dem entraîner am kàttan jàpp daan. maa ngi doog a am gan nga ne ma Pape Mbaye mosoo am gel musuma fóon bay daanu. barki Seydina man xale bu ndaw la. dégguma la nopp bu bon bi laa la. musuma fóon bay daanu. mosoo am gel sa laay. ma am gel sama àdduna. wala loolu da ngaa ragal xale yu jigéen yi. xale bu jigéen bu mos a taxaw ne Pape Mbaye mos na maa gérer kamoon kaay toog nga wax man musuma gérer gel xaw ma ko. ragal naa ragal. ragaluma leen damaa dof ba ñoom nawlawuñ ma jigéen ñi nawlawuñ ma ñoom nawlawuñ ma ñoom seen bopp ñoo ma nawlawul waaw. Pape Mbaye yow nga ne mosoo am gel mosoo am lii Pape yow boo amee combat surtout sa combat yow comme que yow mbaa nga góor ëppoon lay def lan la ngay faral di ne yéen bëri da ngeen a mën a lekk loolu moom xam nañ ko ci yéen lan yow da ngay dem ci dibi bi nga jël li nga xam ne mooy ñetti kilo wala ñeent wala juróom. man daal pour te dire heure bu may yeewoo bala maa dem dinaa dóor samay 2 kilos. waaw mburu su ma demee entraînement ba ñëw dinaa laal tamit fondé mboq 300 ak fondé dugub 300 muy 600. guddi gi bala maa tëdd cere 1500 suukar 50 francs meew 350. ah di ko jabase. 2800 kay. sa biir du daw. mukk ci àdduna perkis laa yor biir bu dëgër bi
biiru dëgër bi laa yor waaw. Pape Mbaye li ñu joxoon ci waxtu mu ngi ñuy waaj a dab nañ naan li xaj ci li duuf ci nag wi xajul ci cin li dama bëgg nga nuyul ma sa staff nuyul ma sa entourage nuyu ñëpp waaye nag dama bëgg tey nga waxal ma ko en français. Je vais remercier tout le monde dans le monde, tout le staff de Pape Mbaye et tous mes supporters comme le encerclé comme ça. Le 14 raisons, n'est-ce pas? On dit 14 raisons de Sénégal. C'est moi, Pape Mbaye Junior, le fils de Yoro. Et ma mère, je te travaille. En plus, ma mère a posé l'arme sur le feu. N'a pas de l'huile, n'a pas de poivre, n'a pas de sel. C'est moi qui va chercher. Kon caaxaan waruma, je vais te travailler pour aider ma mère. Ma mère ne pleure pas. Ton fils Pape Mbaye, tôt ou tard, il va arriver et mettre de loi des arènes, Inch'Allah. Et je remercie tous mes fans comme de derrière moi. C'est ça là, ils me donnent de yapo, de viande, de sel, et de tout ça comme ça dans la vie là. Yeah. Pape Mbaye dama bëgg nga waxal ma li nga xamante ne mooy dërëm bi génnul gaal gi en France. Dërëm bi génnul gaal gi. Dërëm bi génnul gaal gi non, le dërëm n'a pas sorti de gaal. nee na dërëm n'a pas sorti de gaal mu nekkoon suñu ndaanaan suñu gan suñu xarit suñu am du jàmm muy Pape Mbaye Junior moom lañ daal seet si woon fii nga xamante ne mooy Diamaguène Sicap Mbao di ko jaajëfal bu baax a baax ci disponibilité bi mu ñu accordeel di jaajëfal ñëpp ñoo xamante ne ñoo lañ ci fekk tey muy staff am ñu nekk si suñu ginnaaw bokk ak ñun ñëpp ñu ngi koy nuyu bu baax di ko ziar. auzu billaahi mina seytaani rajiim maa ngi sant Sénégal di nuyu adduna bi yëpp xama tamit di remercier sama gars yi tamit ñoom ñëpp sonn nañ lool ci affaire yi. waaw di nuyu tamit xam nga Zé Baye Fall samedi dafa am open press waaw mooy ñaan tamit yéen ngeen ñëw xam nga jàppale ko bu baax a baax dimanche day bëre Zos day bëre ginnaaw suba di ñaan tamit yàlla suñu borom may ko ndam moog Zé Baye Fall ndam lu rëy ci kàttanu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fii jàmm yàgg fi roi des arènes yi bëri génne fii ni Diamaguène Sicap Mbao di nuyu ñëpp di nuyu waa koñ bi waa Jembere di nuyu tamit xam nga ñëpp maa leen nuyu di nuyu waa Fora tamit. waaw di nuyu waa taxi Jakarta yi ñëpp maa borom sareet yi ñoom ku ci mel ni Zo Bili sama derrière maa ngi koy nuyu bu baax di nuyu Saf di nuyu Tafa Cissé di nuyu gars yi parce que ku lim juum di nuyu Seeko sama transitaire bi maa ngi koy nuyu bu baax borom 10 000 francs yi xam nga yu tëdd dakk yi tamit xam nga di nuyu àdduna tamit sama yaay maa ngi koy nuyu bu baax chaque jour day jooy waaw nee naa ko nag mère ne pleure pas maa ngi ñëw ñoom Balla gars yi fu ñu toll dinaa fa agsi waaw. ok ñu ngi lay jaajëfal bu baax.